salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñu leen di gërëm si seen teewaay rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeurs waar yi di gërëm également LBA la banque agricole bi nga xam ne moom mu nga fépp si wàllu koom wër ndomb lépp loo xam ni comme la rawatina mbay napp environnement ak tam li nga xam ne mooy wàllu càmm gi tey jii nuy waxtaane li nga xam ne mi ngi jublu si wàllu li ñu petit pélagique yi maanaam ay jën yu ndaw yi nga xam ne am na solo trop te nga xam ni fépp si biir Sénégal foo xam ne rek jën wu mag daaw fa àgg moom daan na fa àgg ñu bare defoon ko seen jën waaye loolu nekk tey jii loo xam ni dafa réer loolu nañu mën wax ndax léegi cher na trop te gis nga ay problème yu mag a mag la surtout lu nga xam ni mi ngi mel ne yàbboo ak leneen loolu nag li ko waral xam ngeen ko yéen ñëpp saxaar yi nga xam ni ñoom leen bàyyi ñu jóge bitim réew di napp gu metti gi ak di yàq ak li nga xam ni itam moo fi ubbeeku léegi muy ay usines yi nga xam ni moom ay farine de poisson lay def maanaam farine yoo xam ne si jën nañ koy defee ba pare di ko jox ay malo yi ñu koy dundee yi ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew loolu nekk loo xam ne itam dafa bokk trop si wàllu yàq gi ba yàqal ñi bu baax sax ñi nga xam ni tey jii ñooy soppi jën ak ñi nga xam ne ñooy itam gaa jëfandikoo yi ndax tey jën bi doo ko bëggee laal doo ko gisee ba pour gis ko problème la nga bëgg laal tam nekkati problème loolu nag nekk na loo xam ni itam mi ngi fii yàgg na fii waaye nguurum Sénégal loolu dafa mel ne moom yëgu ko ndax nekkul loo xam ni ubbi na si ay waxtaan wala nekkul loo xam ne daal jël na si ay mesures yu dëgër këcc yoo xam ne dana tax lii nga xam ni mooy yàqum géej gi ak tam ay jën yooyu nga xam ni tey jii moom la ñuy ramasser si napp gu metti gi di ko yóbbu feneen wala di ko yóbbu sa réewu tubaab bi ñoom ñu koy jëriñoo wàcc ñi nga xam ne ñoo nekk Kédougou wala feneen ak feneen loolu moom taxawagu si waxagu si loolu nag nekk loo xam ne tam duñu sonn di si indi ay waxtaan ndax jën dafa am solo te doo xoolee Sénégal rek neen jën ferñeent yi nga xam ni protéine voilà ferñeent yi nga xam ne rek dana ko def si nit doo jëlee téeméer juróom-ñaar fukki ak juróom kooku si jën la jógee bon nag ñun jën rek dana am dafa fekkee nag jën woowu dafa tumuranke ba pare nuy seetaan géej gi loolu nekk na loo xam ne dañuy wax ni sax kenn waxoon rek ñu koy jëfandikoo waaye réew mi ñëpp ñoo waroon taxaw daal si yëkkatu seen kàddu ngir loolu nekk loo xam ne lu mën dellu gannaaw lay doon pour waxtaan ka nag tey jii si plateau bi Mamadou Thioune xam ngeen ko bu baax a baax moom secrétaire général société civile si wàllu pêche la bokk teew na si table ji Mamadou Thioune nu lay bàyyi nga nuyoon teg gaz Sud FM ak askan bi. jërëjëf Matar salaamaaleykum Sénégal gépp di nuyu sama mbokk yëpp di ñaanal ñi demoon Touba yëpp lu ñu fa ñaan yal na ko yàlla nangu di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu góor ak jigéen si askanu napp gi waaye it mënuñoo fàtte suñuy consommateur di nuyu suñuy partenaires yi ñu am yëpp ci développement bi. voilà Diaba Diop yow yaay njiitu ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllu transformation maanaam soppi jën gi wàllu keccax ak yeneen yéen itam yëf yi nekk na loo xam ni lu leen touché la ndax doon taxawalee ay usines yoo xam ni dañuy jël jën bi di ko def farine di ko yóbbu feneen alors que yéen si wàll boobu ngeen doon gën yëngu di soppali jën bi loolu nekk na lu doy waar de toute façon biir émission bi daan si delluwaat bu baax a baax wala bàyyi loolu boobu rek nu bàyyi la nga nuyonte Gaz Sud FM yi ak sunu auditeurs yi. ay auditeurs ak auditrices yi nga xamante ne saa su nekk ñu ngi teewlu émission bi tey muy li nga invité mu am solo lool muy pour ñu war a waxtaanee jënu kaw ndox wi ndax bu ñu nee petit pélagique dañuy defee ne jën bu ndaw la mais jënu kaw ndox bi jege tefes la te jën boobu tey yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee léegi. askan bi nga xamante ne seen doole bëriwut seen am bëriwut moom la ñu daan dunde tey yaakaar naa ne ñëpp jaaxle nañ ne jën woowu tey jot ci jafe na lu ko waral nag yaakaar naa loolu mooy sababu waxtaan bi. voilà ñuy fàttali suñu mbokku Greenpeace yi du fekkee mën nañu ñoom tamit également participer si téléphone bi aywa ainsi que Moussa Meng bi nga xam ne waxoon nañ moom tam dana participer au téléphone ñu leen di xaar ñoom ñëpp di fàttali tam mbokku auditeurs yi du fekkee ne bëgg nañ dugg si biir émission bi am lu ñu laajte wala contribution bu ñu bëgg def mën nañ woote 88 628 98 98 du fekkee ne gaa bitim réew yu nanu ñooñu mën nañ woote 33 841 22 33. nu fas yéene donc commencé émission bi Mamadou Thioune yéen surtout yi nekk yéen si société civile li nga xam ni moo am tey jii si Sénégal yàgg na nu koy wax waaye dafa mel ni situation bi moom ñi nga xam ni ñooy ngànk tam dogal yi dañ ko déggul parce que duñu xoolee bu baax gis nu dara loo xam ne dafa nekk avancement si fànn boobu mais bala ñuy agsi si dossier yooyu nu dellusiwaat rek si ay yenn fàttali
dégg nga li nga xam ne moom la ñuy wax si surtout si ay petit pélagique nekk loo xam ne loo am solo la daa dégg ñuy wax sax kooku moo doon jën bi nga xam ni fu nekk si Sénégal foo xam ne amul jën rek daan na fa dugg bay xettali ñi nga xam ni amuñu jën ak ñi nga xam sax seen loxo jotul seen di gannaaw parce que jën bi yomboon na trop waaye tey gis nañ jën bi àgg na foo xam ni dafa jéggi dayoo mu nekk loo xam ne itam lu doy waar la loolu am na nit ñi joxoon nañu baaraama tuuma ay saxaar yi nga xam ne ñoo jóge bitim réew du fi dugg si teewul gis nañu la nga xam ne sax moom yeneen dëkk nañ ko daan dégg tey usine de farine ñoo ngi fi bari ba tey am na sax benn boo xam ni nee na bi côté Mbour bi ñu fa ubbee yàggul loolu nekk loo xam ne dafa gën jaaxalaat tey jii nit ñi waaw ci li lay laaj ban lecture nga am si fànn boobu yëpp ñi ñaa ngi société yi association yi ñoo ngi góorgóorlu di ñaax nguur gi mais ba tey ñoo ngi continuer mel ne doon tax. jërëjëf Matar bu ñuy wax ci wàllu géej gi di wax napp gi caqaloo da ngay naan digg bi c'est le ministère de la pêche boo ci doolee beneen bi nga wax usines yi xam naa jën ba moom la ñuy séntu pour def ko ci biir di ci liggéey waaye da ngay jëkk joxoñ baaraamu tuuma le ministère de l'environnement ak ñi nga xamee ne ñoo joxe agrément société di nekk waa APIX ak waa ministère du commerce incohérence bi am ci gouvernance politique bi nga xam ne constaté nañ ko mooy usine farine de poisson environnement ba muy tegu dafa war am étude d'impact environnemental étude d'impact environnemental nag ngi ci ndoddal waa ministère de l'environnement waaye bu jëmee ci wàllu géej avis technique yi war a jege ci ministère de la pêche su fekkee ne jegew fa xamuñ ca day mel ni que ñun kat ci lëndëm lañ nekk te xamuñu fu ñu jëm damay xëcc convocation histoire bi fi jaar monsieur le ministre Alioune Ndoye dafa ñëw ñu joxoñ ko tuuma ne ko yaa def licence mu ne deful licence ñu joxoñ ko tuuma ne ko ay industrie farine de poisson mu ne dafa fekk ay naataangoom dox ko wax ko suñ toogee tey nag Sandiara usine am fa ci diir boo xam ne moo yem moo ak toogaayam ñu demander à la question environnementale fan la étude d'impact yi jaar ak avis yi am ak analyse environnementale ba muy am te amul enquête publique xel ñaaw li gën a yaawal xel mooy que waxuma sax cin yi nga xam ne du ñu gis jënu kaw jën yi nga xam ne kaw ndox la jege tefes te yàlla def njëggoo am ko pour nga lekk ko ferñeent yi ngay wax di leen wàllu ba feebar yu bari ñu mucc ci waaye dana nekk loo xam ne ndimbalal jaboot na dana naxasaay dootoo gis ci kër yi mais bi gën a métti aussi mooy mool yi d'accord dem ne dañuy jàpp jënu kaw ndox seentuñu Sandaga seentuñu Tilène seentuñu fenn dama ñu marsantal ndax ñu ne ñi nga jëm usine ba lañ koy joxe ji pour moo nekk farine ñu defal ko ay mala yu dunde loola à la place nit ñi nga xam ñoo ko yelloo am na ci joxoñ bu njëkk mooy sàggane ko ba nga xam ne gëstukat yi la recherche war na wax stock bi fi nekk ñaata la ñu war a wax ci ndox mi war a wax ci li ci biir ndox mi mais du dul gëstukat bu la mën a wax te buñ ko xoolee gëstu wax ko wala bu bañ koo wax stock baa ngi dem teer naxasaay na nee na France beneen bi ci des it mooy caq day am digg caqu Sénégal diggam ci pêche c'est le ministère de la pêche su le ministère de la pêche yemamaayee dara doxul lu fa naxasaay moom la ñuy joxuñ baaraamu tuuma naka yow la yaa ngi wax léegi ne acteur société civile ay lanceur d'alerte lañu am nañu ay buntu xamee ci liy taxaw ak liy ñëw ak ni ñu koy waxee nañ koy defee ba buñ ko sànnee ci dëkk bi léegi ñu jël leen def leen soppe pour mën leen déglu fagaru parce que loolu mooy suñu wàll noonu dañ dee tegum noonu mu des nag fi ñu toll tembe chaîne alimentaire bi tax mool daan becc mbaal bay oomal chaîne ba nee na France déggoo ma de fa nga laan dem nii ci ñaari jéego jàpp jën di nga fa naan àll doo jàpp jën parce que la ko laan indi ba jën bay dajeeg yow jën booba laan indi newatu fi muy chaîne alimentaire ba xëy nee na France dëkk bi nag ñu nekk muy Sénégal océan bi taggoon nañ ko ci jën mais ñu ngi jëm ci désert géej bu Sénégal dëkk bu amul xale doo am magu ëllëg waaye waa ministère de l'environnement nañu bàyyi étude d'impact yi ñuy def di ci wéeru joxe avis société farine de poisson yi nga xam ne dañ leen a dàq ci dëkk yi ñu dem yépp tey nag mu am lu jar a leeral
am na ci tey muy accord ak lu mu ci doon boo amul excédent yenn waroo ko def ci dëkk te dafa mel ni que tey convention alimentaire bi nga xëyee nit la teg si kanam pour ñu di ko dundale jën dafa mel ni dañ ko naxasaayal ku xool directive volontaire FAO que Sénégal engagé wu ci signé ko dafa mel ni kay daf koo jaarale boor Sénégal nag mënul signé ay convention jaar ca wenn wàll wax ngoon nag suñu demee ba naxasaay am jaaxle am waxuma la dem Bissau ñi di leen jàpp mais di nga dégg ñu ngi leen di jàpp ci Sierra Leone ak Angola parce que fa nga uti jën dunde ko. Angola yàgg na leen jàpp foofu moom. waaw ma ñëw léegi si Adja Diaba Diop Diaba yéen ñi nga xam ne yéen si transformation bi ak tam fere bi tam également yéen tam nan ngeen dundee affaire boobu. waaw dafa am lu ci bëri lu honorable wax léegi yaakaar naa ne tey ki nga xamante ne ni ma ko faral di waxee géej mooy suñu bureau. su amee jën ñu liggéey am fayeeku su amul jën bu ñu liggéeyee duñu fayeeku kon suñu dund mi ngi aju ci géej gi muy mool bi muy kiy jaay jën bu tooy bi rawatina femme transformatrice bi tey bu ñu demee jëndu kaw ndox woowu tey dem ba ay recherche ak COPAS ak ñeneen wax ne jëndu kaw ndox woowu kat li ñu ko yan attanatu ko wala li fi amoon nekkatu fi yaakaar naa ne loolu feeñ na ci wàllu transformation feeñ na sax ba ci ki koy lekk ci kër ga tey bu ñu demee ba transformation ñu wékku ci ay carton di ko transformer nga dem tey ba ci marché yi nga fekk ay carton yu jóge Maroc fekk fa ay jën yu jóge beneen dëkk muy yaboy muy gis muy yeneen façon xeeti jën yaboy yu jóge yeneen yu jóge dugg si fii Sénégal yu jóge Nouadhibou yu jóge Maroc ñëw Sénégal kon yaakaar naa ne bu ñu toogatee naan géej gi amul jën loolu wax ko mooy géej gi am na ndox ku ne xamante ne ñun femme transformatrice suñu métier mi ngi nekk ci yoonu naax saay tabax aire de transformation yu bees joxe financement doté ñu des équipements tey sax loolu doyut na mu war a doye am na lu ñu ci def waaye tey boo continuer di ko def te li tax nga war a mën a liggéey amoo produit boobu yaakaar naa ne bu boobaa jafe-jafe mi ngi taxaw métier nag femme transformatrice suñu métier ñun fi mu ne nii dafa nekk en voie de disparition ndax lan tey boo daan jënd keesu jën yaboy di ko soppi ji 4000 francs tey keesu carton yaboy 20 kilos nga di ko jënd yow 4000 francs te nga daan jënd keesu 50 kilos bi 4000 francs donc loolu mooy wane ni jën amul tey ki ko daan toggi daan jënd benn yaboy fukki dërëm wala ñetti yaboy 100 francs tey ngay jënd ñeenti yaboy 2000 francs loolu mooy wane ne tey ñun gisatuñu lu ñu transformé. mais yéen ñi nga xam ne mooy jóge Maroc kooku ñaata ngeen koy jëndee. lay jóge Maroc mënuñu ko transformé ndax carton 20 kilos 15000 francs soppikatu jën mënu ko transformé. donc lu ñu koy jaay dañ koy jaay consommateurs yi. consommateurs yi boo demee marché boo dem tey carton yi ngay fekk ñu jënd ko dajj ko def ko seeni paan dem di ko jaay. yu Maroc yi. carton Maroc wala carton yu usines yu congelé woon denc ko wala carton yu jóge au niveau du port bateau yi indi ko fi tey mool bii dem géej lu mu daan jàppatu ko lu mu daan amatu ko parce que li muy utiliser ci gasoil pour dem des kilomètres te du gis jën moo ëpp. mais est-ce que bu njëkk ba carton Maroc kañ la fi commencé ñëw d'abord carton yooyu. man de daan naa gis oto gis daan jóge Mauritanie di ñëw di gis ay bande ay yeneen façon jën di jóge Mauritanie di ñëw. waaye tey boo xoolee tey Sénégal nga dem ci marché yi waxuma la sax Dakar mais Dakar sax lañu daan mais tey boo demee Kaolack carton yi nga fay fekk boo demee Joal fan yi rek gars yi ñu ngi koy ci soow ci la voie du littoral carton yi nga fay fekk kon carton yooyu yaakaar naa ne transformation bu bëgg a basé wu ci carton yaakaar naa ne mënul dem carton nag daan na am ci marché bi bu amaan jën bi mool bi jàpp jën indi ko ci marché bi carton boobu prix ba mu waroon a jar dootu ko jarati parce que dafay baissé wu tey carton ba daan jënd 5000 francs muy sompat wala bande wala cëkkam tey carton boobu tey cëkkam yaa ngi koy jënde carton 12000 francs tey bu dee sompat carton bi yaa ngi koy jënde 17000 francs 20 kilos carton fan la yu Sénégal wala yu Maroc. yu Sénégal yi moom lañ ko jëndee mule bii jógee Maroc carton 20 bii jógee Maroc te am problème carton bi ñu ngi koy jënd 10000 francs transformé ko donc transformation su bëggee wékku ci jëggaani jën ñëw di ko transformé yaakaar naa ne yaa problème ndax na li ko indi ñun ñëpp xam nañ ko bateau yi bari nañ ci biir géej gi di jaabaa jooge
xamuñu yan ñoo am licence ak yoo amul licence jën bi mi ngi jóge bitim réew du fi dugg gisatuñu jën bu ñu dunde gisatuñu jën bu boo xamante ne dañ ko soppi kon lu waraloon à chaque fois que ñun en tant que femme transformatrice ñu nekkoon ci combat mené la transparence ak nañ ñu wax ñaata bateau moo ne ci géej gi comme ni ñu xamee ñaata gaal la ñu am mais tamit yaakaar naa ne ñàkk a xam bateau yooyu ne ci biir géej gi yaakaar naa ne moo waral ay bateau ñëw fii di def naka su dul noonu te kenn du xam nan la ak naka la xamuñu nag bateau bu am licence ak bu amul licence waaye en tout cas ñun li ñu gis ci suñu géej gi tey ne suñu xel. waaw danaa dellu soit si yow léegi ñu attaqué benn point boo xam ne léegi jàpp daf ko laal mais tout man affaire jën yi nga xam ne dafay jóge Maroc di dugg si fii mais dugg si boobu est-ce que amul yëngu si réglementation boo xam ni daf ko laaj wala yu demee noonu wala gars yi dañuy bëtt mbëritoon rek dugg si parce que man kooku xam nga nu muy demee nenn Mali bi rek dafa bëggee dugal dara il faut que doo ñëwee foofu nan lay arrêté Mali moo jël dugal alors que fii da ngay gis si doo demee lu mel na marché Castor nga gis camion marocain moo ñëw ba si biir di jaayal boppam directement. merci lu ma yegg Maroc Mauritanie laay yem yow Matar mun loo jënd kilo jën Mauritanie ci tefes ñëw ak moom Rosso jéggi ñëw fii yow Matar màggal bi am na benn autorisation exceptionnelle bu ñu accordé ay camion jën pour ñu dugal ko fii est-ce que am na contrôle est-ce que am na suivi nañ ñu ko wax am na importation jënu chinois jën chinois aquaculture bu ñuy importer pour dugal ci dëkk bi xam nga li ci biti ñu di ko wax nañu wax li ci biir bu pare Matar mënuloo am 22000 pirogues 718 kilomètres de côte mu am autorisation boo xam ne dañu la ko accordé ci limite 6000 miles bato war a dem au-delà de 6000 nappi fa ñuy song ko mbëkkante que daañante ba ñuy mbëkkante fii ci Lompoul di daggee bato fii ci ginnaaw Ziguinchor ñu loolu yeneen kaay la beneen bi ci nekk ku mu neex nga napp saa yu neexee nit mu nappi waxtu ko neex lay nappe ku mu neex nga napp lu la neex yow nag baadoolo doo tere baadoolo que baadoolo du tere baadoolo Matar 22000 pirogues soo jëlee fii la tournée nga xam ne 30 personnes lay def soo si jëlee ci 22000 yi est-ce que loolu di nga d'accord ñu ne ëllëg dama lay defal ay renouvellement yi parce que indi la 100 bateaux yoo xam ne 30 personnes ngay jël ça veut dire que ñëpp dañu war a dem toxu dem toogaat ci suuf soo xam ne jebbeetul dëkk boo xam ne engrais baa ngi ñuy jooy gisatuñu ko xanaa ñëpp duñu delluwaat si mbéy mi te les années 70 ñëpp dañoo bàyyeen mbéy bi ñëwaat ci géej gi Matar li wette oor mooy géej gi ay pàkk la dañ koy sàmm jën bi mën nañ koy yeesalaat waaye kenn muy wax ni du jeex mais am na ci nu muy demee suñu ko seetaani que jëluñ ci ay matukaay ñun ñii daa yemal àq askan bii ñëw ñu di leen nettali jën di leen ko woon ci këyit te duñu gis jën buy nekk ci ndox. waaw mais léegi jën bi ba niveau la nekk. Matar effondrement stock moo am effondrement de stock moo am effondrement de stock boobu am nag éléments yu bari lañ ko ciy indil ba ci système ba ci analyse environnementale u écosystème boo xam ne changement climatique de ko non bu ñu laa yegg ci yooyo nañu wax d'abord nan la napp gi tëdd ni ñu ko réglementé ba ñu mën cee seppi bàyyiwaat fi ñëw di ko fekkaat benn bi suñu xam kuy napp loo nappaloo ak foo ko nappee ku la tax a napp. waaw mais man sànq dama la laajoon xoolal ma ni ay marocain yii di ñëw di indi seen ay carton di jaay fii dama ne est-ce que loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko réglementé ba bitim réew moom laa ne la Matar gisuma ko fu ñu ko bindee bisuloo que coopération wanuma ko te xam naa Maroc ba Dakar la ñu séq ci ay napp bay dem ci seen i salon seen lépp ñu di ko diggalee waaye jën buy jege Maroc ñëw si Dakar na mu tëddeeg nañ ko waxee gisuma ko parce que nee la Mauritanie yow moo faa mën a jël jën te naar bi day jéggi ñëw fii te mënoo yow boo jéggee Rosso boo demee yow mënoo jël camion di ko jënd foofu ci Mauritanie yow Matar mënoo ko man mënuma ko pourtant naar boobu ñuy jéggi la ñëw fi ma ne leen ko actuellement fi ñuy waxee ak yow ci jigéen màggal gii ñaan nañ fi autorisation dérogation ba jël ay camion dugal ko ci dëkk bi rawatina ay yeneen camion yoo xam ne ay jën chinois la ñuy dugal ci dëkk bi. jën chinois moom doy na waar. ma wax la ne moom ne am na ci waxee dootul ñun suñu wàllu nguur gi la ko mu sàmm dootul ñun suñu taxawaay nguur gi mu war a taxawaay boobu mu des nag nañ nekk ay béy
du ñu noppi nag pour ñu rey ñu rek ñu noppi nii du am dinañ yuuxu ba ñu xam ne béy yi yuuxu nañu kenn du ñu rey ci suuf. waaw mais yéen da ngeen yàgg yuuxu te yuuxu yi jëriñu. mais dama lay wax non Matar booy yuuxu te tàyyiwuloo ci bés nga ñëw ci bés yi dootoo yuuxu da ngay dóore. non yéen kat bëggoon ñëw sax manifester gars yi daal leen du ngeen ko fi defee tey du ngeen fi defee ëllëg ngeen delluwaat gannaaw. Matar dañuy ñaan yàlla bu mool bokk ci manifester. lu sax moo di liggéey. yàlla na ko lii ngay liggéey tey dootoo ko fi liggéeyee lu ko dese. yàlla na yàlla dégg ñu su aajo faju ci pencoo ko di ko pencoo ba egsi ci jàmm jooju parce que maa ngi la benn wax Matar gisuma ko fi jaayu nag financé ko mool gisuma ko fi jaay gerte financé ko mool te financement wu pêche lu ma am ci accord financé nañ ko béykat ak sàmmkat. ak tabax Sénégal loolu bu pare moo wax la benn affaire bu pare ñu jël lii mool gi dundee askanoo ko moom ko ci ay kuréel yu mel ni tey ay coopération ak lu mel ni ay IMOA am yoo xam ne ay certificat de jël mool mbay sàmm ak yëpp boole ñu bu ñu ñëwee Sénégal amul benn mool bu toog ci harmonisation texte boobu bokk ci déedéet béykat yi ñoo ñëw biir pêche toog fa réunion dafa suñu koy delloowaat ko IMOA je le dis haut et fort. te kay yooyu affaire napp bi daf si nekk. waaye dégloo ñun nous ne sommes pas du CNCR bokkuñu CNCR dafa am kuréelam di interprofession ñu am suñu kuréel di interprofession sur loi d'orientation agrosilvopastoral. yooyu daan si dellusiwaat. yooyu moom damay sigee dëgg baax di wax de ñi may waxal ci Sénégal ñooy de gis nga jën bii mono bu ko jàbbay wax war koo wax nga ne ko doo ko wax te jël kay wax di yàqi wax ne ko waxal loo bëgg nga tegu baax li may wax ji ñi koy wax ñu ngi koy wax war koo wax ñu ne du leen ko wax jël ñi ko war a wax di ko wax déglu baax ma wax ak yow dama ne egsi nañu à un niveau sans retour ou dina jub mu jaral leen ko mu jaral ñu ko wala ñu nen ñu jubadi mu jaral leen ko du fi am kat dinañ teg suñu ba kenn du fi am. voilà léegi ma dellu si jàba si voilà si li ñu doon wax sànq jën bi cherté bi ak léegi yi mu leen def ak yu demee noonu yooyu usine itam daal di teewaat man tey bëggoon naa nga waxoon seen niveau liggéey tey jii fan la toll bon gis nañu expliqué nga jën yi fi jóge bitim réew yi ñëw ak prix yi ni nu mel et cetera man loolu vraiment lu doy waar la ak lu nu bett la loolu tax ñu doon laaj léegi ci est-ce que loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko réglementé wala ñee seen càgginu bopp ñoo xool gis ni Sénégal seen géej deen ñu ni bon léegi kaay neen mën nañ fa dem jaay jën bon loolu laal nañ si tuuti mais léegi dama bëggoon léegi tey jii ni ngeen di dundee yéen mbir mi si seen am naka la demoon ak tey jii ña daan liggéey est-ce que lu nu def dañu dem reconvertir def fi leneen wala tey ak famille yi sax tey jii naka la ñuy dundee ñoom. parce que jën li mu téye itam dafa bare. jërëjëf Makhtar jën dafa yaatu ginnaaw boo xoolee jën mool bi koy jàpp ba muy dem ci ndab li dina jaar ci loxo yu bëri. te fu mu jaar kenn ku nekk dina ci lekk li wërsëgam. mool rek ngay gis mooy dem géej ñëw laataa muy jaay cibb di maye. neeraankat yi waaw. gisoo kenn kuy fayeeku salaire am génn ci buntu banque bi taxaw di maye teggagul këram ba def bilan ñun ñu nekk maillon boo xamante bu am solo la ci réew mi tey ku dundewut jën bu tooy bi di nga jënd dunde bu wow bi te ñun ñi tey femme transformatrice ñu nekk maillon bu am importance boo xam ne tey képp ku mënul jot ci jën bu tooy bi ñun tax nañ ko jot ci jën bu wow bi am loo ci dunde ndax ferñeentee muy def ndax ku ne xam na ne Sénégal réew muy dunde jën la ndax kuy am dépense 3000 comme ni ma ko waxee souvent munoo dem jënd kilo bi yàpp 3300 ànd loo koy booleel jën rek nga mën a am dépense 3000 dem dugg ci ñëw togg jox sa njaboot mu lekk tey li mu gàllankoor dafa bëri waxuma sax mareyeur bi waxuma pêcheur bi mais ñun femme transformatrice tey plus de 60% des femmes transformatrices c'est des chefs de ménage ay boroom kër lañu te tey koo ci gis ci loolu mu doon am ci koom bi mu doon liggéey ci lay dundal njabootam ci la leen di wodd ku feebar ci la lay faj ci la ñuy fay suñu njàngi doom tey ci la ñuy fay suñu location sax laay wax suñuy dëkkuwaay tey loolu dem nañ ba tey mënatuñ ko ndax ku liggéeyul yaakaar naa doo am koom boo fay jëlee tey li ñuy liggéey mu néew ko bëri lenn rek nga ciy dàq mooy que naa fexe am dépense boo xamante ne naa ko assurer pour njaboot ga ca kër ga am lu ñu lekk mais am nekkatul looy denc nekkatul looy fay sa njàngi doom nekkatul boo feebaree bëgg a faju tey
dafa jot suñu kilifa yi taxawaat gestu askanu napp surtout ñun jigéen ñi nga xamante ne ñoo fi nekk munoo wax la lettre du politique sectorielle li mu wax ci jigéen ñi munoo wax PSE li mu wax valorisation te alors que ñun ñi ci nekk du yëguñu ko dundewuñu ko tey mën na ma wax ne lii ma gis nii su dakkul dama koy wax di ko waxaat di ko répété métier femme transformatrice dina naax saay tuun na dafa am sànq lu mu wax mu am solo duñu tàyyi di yuuxu duñu tàyyi di wax ndax ñi ngi wax à chaque fois duñu déglu mais à chaque fois soo waxee li nga xamante ne ma yaakaar na ñun li ñuy wax dañu war a déglu parce que ñun nous sommes des alerteurs kii du liggéey métier woo métier xam lim ciy dund xam lim ciy yëg yaakaar naa kooku suy wax da nga ko war a déglu mais kooku buy wax waroo koo beddi ne ko duma la déglu soo ko beddee mën nga koo beddi de mais doo ko tee wax dogal yi nag ci ñoom la nekk dogal yi comme ni ma ko waxee woon ci suñu vidéo plaidoyer dogal yi ci ñoom la nekk mais am na ci dogal yoo xam ne saa yu ñu ko jël te bàyyi ñu xel askan bi à chaque fois duñu tàggoog am leneen lu jóg muy beneen phénomène bu ñu bett boo xam ne dañu naan fooguma ko woon. waaw mais man jàpp li ma la bëgg laaj yaa ngi wax léegi dogal yi si ñoom la nekk wax ngeen waxaat lii da xaw ma depuis yan at ñoo ngi koy wax dafa yàgg du léegi waaw mais ñoom yéen seen wàllu bopp lan ngeen yaakaar ni moo leen tënk ba ñoom sa géej ñu koy est-ce que sax saa man mënuma wax sax nuy saax-saaxee sa géej parce que ñooy saax-saaxee peut-être dafa am loo xam ne moo tax ñoo mën am fit di wax di dañuy saax-saaxee pour ñoom xëy na sax saax-saaxee dañuy tibb parce que dafa am lu ñu def même du fekkee ni dàmpaay la ak lu mu mënti toll xanaa loolu war ay yenn pratiques yi nga xam ne toujours moom la ñuy dénoncé war loolu yéen amu leen benn xalaat si ñii lan moo leen war tënk ba leen di seetaan yéen ñi nga xam ne dañ leen war jàppale loolu tam dafa doy waar gis nañu ay wala ñoom yëguñu ne am na ay famille yoo xam ni transformatrice yoo xam ne si leen daan dund te tey famille yooyu ñoo ngi nekk si ay jafe-jafe yu metti te ñoom ni waroon leen dimbale. waaw wax nga wax bi léegi cuul da ko la ko wax sànq xaj na ndax dama yaakaar da nga ko déggul ki war a wax ji soo ko dégluwul dem déglu ka nga xam ne mooy wax ji te moomu warul wax bi ça pose problème dans le secteur de la pêche loolu moo fi nekk tout le monde est acteur mais nag dafa am ñoo xamante ne ñëpp acteur lañu ñun ñëpp bokk géej gi mais da ci am ñoo xamante li leen ñor mooy intérêt askan wi am ñoo xam ne li leen ñor mooy seen intérêt bopp ñun nag li ñu ñor mooy intérêt askan wi ndax askan wi ci boppam moo ñu fi tax a nekk tey man su ma nekkee présidente réseau des femmes de la pêche artisanale li ma war a dox mooy waruma dox samay intérêt bopp mais dama war a dox intérêt ñi nga xam ne ñoo ma fi teg seen intérêt mooy lan naka la ñuy def ba géej gii ñu sàmm ko fi nga xam ne suñu teraanga ñun ñëpp nekk naka la ñuy def ba jën wi nga xam ne nee nañ jën wi kat liñ ko yan attanu ko naka la ñuy def ba organiser waat ko jën wi sax fi dàkk ñu mën koy jariñoo mais nag bu fekkee ne nag ki ngay waxal dégluwu la wala bu la dégloo tamit ba waxee ba pare buy jël ay dogal du la ca boole doo sa wax yaakaar naa du mën a sori. yéen tam ngeen bàyyi benn exemple rek laa la jox commission d'attribution des licences. waaw commission consultative d'attribution des licences. waaw tey boo xoolee napp gu ndaw gi tey tax ñu toog fi màccun di wax tey napp gu ndaw googu tey boo xoolee benn représentant pêche artisanale moo fa nekk ñaari représentant pêche industrielle ak li ci des c'est des fonctionnaires des directeurs et autres waaw. ñàkk sobantal boobu ñu def pêche artisanale man loolu laa jàpp ne moo tax dégluwuñu sobantal boobu nga xamante ne tey commission boobu gisoo ca benn jigéen yaakaar naa ne moo tax dégluñu ndax tamit fa ñu dogale bu fekkee ne tey boolewuñ la fa ngay fekkee di xam di gis yaakaar naa ne lépp lu ñu dogal rek bokkoo ca kon dañu jël mesure yoo xamante ne wala dogal yoo xamante ne yow duñ la bàyyi xel. fii nag li ñu gis nag man ci napp gi duma tàyyi di ko wax ku ko waxul di nga ko joxoñ en tout cas de toutes les façons man tey na sama xel. Thioune. Matar jigéen ñi ngay wax nii dañoo bokk ci métier bi dama la jël benn exemple boo xam ne jaaxal na Sénégal yi. et puis dañu bari encore trois fois la carte parce que moom foo dem. kon boo dem toujours da nga leen gis. non dama wax ne donc ñoom ñu organisé wu bu baax a baax pour taxaw
daal di wane ni que seen ay droit dañ ko war sàmm mais kooku dafa nekk loo xam ne man duñ ko defee dañuy taxaw nga baat bi léegi droit xam nga métier liggéeykat boo gis ci convention liggéey OIT dañ ko war a ràññee xàmmee ko Matar Sénégal am na mool Sénégal am na mareyeur tey décret bi jël mareyeur jox ko carte d'identité ba muy naan sama carte mareyeur ngi nii booba la ñu nattaat jukki ci ne femme transformatrice nañ ko defal décret lan moo tax génnul ba tey mu nekk xalaat bu ñuy laaj waaye li gën a kéemaane mooy mool miy dem géej am na carte gaal gu am numéro bay jënd essence am permis bu koy nappaloo mais mool miy tëmbateer sol jogg ji amul carte d'identité professionnelle bu wax ne moom mool la Matar ëllëg bu ñuy génnee ay indemnité di ko jox ñi doon dem ci géej gi ndeke pétrole bi ñëw ëllëg kan ngay jox ak noo koy joxe ak foo koy xamee ak fan ngay jaar femme transformatrice amul kayit mareyeur bi am na kayit mool mi amul kayit te gaalam am kayit Matar jàpp dafay wax léegi ci gouvernance bi problème de gouvernance bi taxaw li tax mu gën a tar ba aaw ca jën ba nga xam ne coow li yëpp jën bi la jën boobu moo fi newatul que li ñu koy tegit antalu ko gis nga Maroc bi ngay gis nii am na jamono Union européenne ñëw di négocier accord de pêche fédération yi ñoo dajaloo laaj état bi ñaata la bëgg ñu wax ñu cotiser ko jox ko ne ko bàyyil accord bi te Maroc. ñu laaj état bi li mu soxla si koppar. way ñu jox ko ñu jox ko voilà ñoom léegi ñu gérer. merci est-ce que xam nga nit buy dimbali boppam ci biiram que dimbaloo ko ci biir doo ngeen gaaw a daje Matar ku jël gaal teg ci meeb xool géej gi gisul benn baaxaas mu daw a daw bu yàgg mu ñuul mu xool mu déglu ndox mu naan xurr mu xam jën ba ca nekk jàpp ko xam naa bu mënul tabax yi war na mën a defal xelaat bu rafet de war nañ ko boole si borom xel yi moo lii def nañu seen kenn tulaay pour dimbali seen bopp ci seen biir bugguñu leen dimbali ci biti te boo demee convention du travail secteur pêche dafa am pêche à petite échelle ak pêche industrielle travailleur de la pêche bi boo newul mool tey doo may nekk mareyeur ëllëg waaye lu tax bëgguñu leen a jàpp code leen code daay goo xam ne ku nekk sa mandat nga yelleef ak yelleef boobu ngay wax wareef ba ñëw yelleef bi topp ko beneen bi aussi c'est une obligation que Sénégal bañ a joxe li mu am ci lekk gi ñuy lekk ci géej gi parce que convention des droits de la mer moo wax ne boo amul excédent waroo def ay accord de pêche ngoon ni boo amul excédent war nga xool quota yi ngay attribuer foo ko teg te moo la benn affaire loo xamul de gis nga centre yi ngay dégg recherche yi ngay dégg ak institution yi ngay dégg ñu wax ci napp gi foo dem nag ab Sénégal ko jiite wala moo ci topp ngoon ñàkk xel na wu fa dañoo xam di tëja transparence nag lu war a am la lu wóor lu ñu war a teg ci kanam la transparence waaw mais Sénégal moom Macky Sall ba signé gu ba tey fii ba tey signé gu ko te bokkoon sa kii attendez gars yi dañ ko bañ signé de non attends Matar li nga maa ngi ci digg ba taxaw gis nga fiti bi pour Macky jot ko ñi ko baare toog ci biti ñi ko baare toog ci biti ñi ko baare toog ci biti mooy maanaam ñi war a yëkki li nga xam ne mooy liggéey bi war a egsi ci moom ba mu war a mën a désigner ki nga xam ne mooy représentant waaye du ne waa pêche yëguñu ko wala bokkuñ sa wala parlementaire yëguñu ko fiti am na beneen exigence bu gën a garaaw fiti parce que directive FAO yi ngay gis nii code responsable yi c'est pas des contraintes mais am na lu gën a garaaw mooy da nga leen yóbbu tribunal de la mer jëlal ci convention droit de la mer nga yóbbu leen tribunal de la mer dañu am tribunal bu ñuy àtte mais Macky Sall moo fi nekk le premier président sénégalais ou africain boo xam ne Greenpeace moom la jëkk a décoré ba mu ñëwee annuler les accords de pêche annuler les licences de pêche est-ce que la Macky xamoon ba def ko est-ce que Macky ngi koy yëg est-ce que Macky la mu xamoon ba def annulation est-ce que mu ngi koy yëg ba tey li ñu tiisal nag mooy suñu diggante Macky li ci biir dafa bari moo tax yàkkamtuñu sax ay conseil présidentiel parce que non conseil bi moom def naa dootul am. non dama expliquer rek ce sera xam nga on n'a pas besoin de lamentation pour une heure de temps xam nga lu ñu gën dañu bëgg état de lieu bi am nga xam ne critères yi ñu koy constaté mu ngi nii te xam ne jot na wax jot na
mu yegg ci Macky Sall mooy li ma la wax ne sànq ne la bu mool yóbbantee waxam yeggul mu yónnee waxam yeggul mu sànni waxam yeggul ba sa gi ñëw dina ko tooñoo ñëw taxaw sa kanam que yàlla na yeex. ah loolu de dafa mel ne amoon na gendar moom ndax seen jàppante ba moom 9 heures de temps boo xam ne ñoo ngi taxaw di jàppante lakk ay Sénégal ak ay oto yu kenn xamul ak ay gaal kooku moom. defe naa mais mool Sénégal comme tous les Sénégalais. oui defe naa kooku moom sax Sénégal. dama la benn wax Sénégal gi nag PIB bi mool moo ciy dugal 297 milliards. budget national. ñu si waaw 1 milliard égale 1000 millions. tey jii benn mool dencul lu mu xëyee bay gont. ah xanaa kañ moo leen àggagun degré de pauvreté boobu. mais détrompez-vous la pêche est en train de prendre son cycle de pauvreté aiguë moo li fi tëmb tey nii fii ba le 31 décembre loo napp di nga ko fay bor moo li fi tëmb boo ñëwee essence ngay fay yaa ngi fay dund ñi demoon ay maare sax amatuñu la ñëwee ba maare crise bi ñoom la gën a dal ci Covid bi et pourtant ñoo gën a néew lu ñu leen jàppale. jàppale amu fa sax dañ ñoo lebal. voilà soxna Diaba li nga xam ne mooy nguur gi xaalis bi nga xam ne moom la amee di si wax ni daan si jàppale jigéen ñi ak ndaw yeeg yu demee noonu yooyu te si élection yi passé ñu jàppale woon si jàppale boo am solo waaye yéen xanaa seen GIE yooyu wala yu demee noonu demu leen tam foofu gaa ngeen présenté ay dossier pour ñu jàppale leen tuuti gannaaw ba nga xam ne ni seen léegi famille sonn nanu Makhtar di nga wax dafa am solo parce que financement yooyu ngay wax am na ñu ci jàppale du ma ne amul de. am na ñu ci jàppale mais man de fa ma bokk dafa liggéeyee muy sama aire de transformation bokkuma ci ndax jamono jooju dafa tombeek woon ak ñuy 52 navires yooyu nga fi déggoon. waaw ñu doon def des plaidoyers ma bokkoon ci doon dox jiite plaidoyer yooyu man jàpp naa ne bokk na ci la ma xañ sama askan ba tax mu jotuñu financement. parce que ñoom dañu jàpp ne man xañ na ndax damay xeex ak ñoom te man duma xeex ak sama kilifa man duma xeex ak état parce que état c'est nous. waaw ñun la de. ñun la ñun ñëpp la. mais nag boo taxawee wax loo xam ne arrangé wu leen ñoom ñi jiite dañ lay beddi googu tey loolu moo am ba tax financement yi jotuñu ko ñun gëj nañoo am financement au temps de monsieur Omar Gueye muy financement boobu mu joxe woon Grand Théâtre ñu amoon ci 22 millions 400. fonds cohérent fonds cohérent ñun sama aire de transformation pencum Sénégal dafa fay ba matal aire de transformation yu bëri ci Sénégal ñu bëri dañoo fay xawma ñu fayut mais ñun les femmes transformatrices ñu ci bëri dañoo fay mais nag ak la DER bii yàlla def ne na ba DER amee ba tey je le dis haut et fort pencum Sénégal mësta bénéficier wu ci DER xawma nag lu ko waral. pencum Sénégal yéenay taxaw yéen di wane ni affaire bi demeewul nii warul demee nii. non du ñoom mais xañ na ndax kenn ku bokk ci ñoom muy man mii toog. ah waaw yow xanaa yow kañ nga wax yow kañ doo waxee yow du yow yaa wax mais askan bi ñoom ñoo am seen revendication jaar la si yow. du loolu non may ma tuuti rek. c'est-à-dire motion bi ñu lay dugal nii DER ëppul njariñ fond de la pêche bi nga xam ne ñoo. non DER benn la rek exemple rek lañu joxe. waaye fond de la pêche bii nekk ci biir CNCA nañ ko tëggee nañ ko laxase nañ ko waxaat mu leer fonds de garantie et de bonification ñu cooki ko ba am ko ca Union européenne ca jamono muy 1 milliard 500 millions 800 millions fonds de garantie 700 millions fonds de bonification ñu teg ko pour la pêche et rien que pour la pêche buñ ca waxee mu leer dinañ xam la ñu tax ñiy ñàkk wala ñuy am DER daf ñu def ci saxaar gi. waaw non DER dañ ko joxe DER daf ñu dab ci saxaar gi dëgg la. mais tamit financement yi nga xam ne DER joxe na ko du ma ne joxewul. parce que joxe na ci secteur de la pêche. yooyu mais ñi mu jox ñan la. waaw mais man de. àggaleel bu dee oto yi ñu joxe man sama fédération des femmes transformatrices FENATRAMS amu ci réseau des femmes bi ma jiitee amu ci. sama aire de transformation ba ma nekk amu ci te xam naa noonu ma ci ñàkkee bari na ñoo xamante amuñu ci mais nag am nañ ñu jox. ñaata mais ñi ñu jox xaw ma ci ban anam lañ leen joxe xaw ma nan lañ ko joxe ndax nit loo fekkee wut xamoo ca bu ca wax. mais ñaata oto nañ joxe on peut éclairer ça hein. waaw mais jàpp wuñu ma ni ñaata oto nañ joxe xam ngeen ñaata oto nañ joxe. déggoo li ma la wax xanaa. dégg naa li nga wax bu baax a baax mais am nga am information quand même. mbir mu ñu ootee. moom laay leeral nii. fekke woo ci woowuñu la. waaw dañ la beddi. waaw. ba ci conseil présidentiel bii je le dis haut et fort. waaw bi ñuy oo sax réseau des femmes de la pêche artisanale bi ma jiite muy REFEPAS man présidente Diaba Diop jiite ko
dañ ma beddi. daan ñëw si yooyu léegi ñu bàyyi ak sunu sponsor LBA la banque agricole ñu passé seen publicité. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. jërëjëf mbokki auditeurs yi bu fekkee bi ngeen participer ci émission bi bokk mën ngeen woote 88 628 98 98 bu fekkee bitim réew la 33 841 22 33 nuy waxtaane tey jii lu am solo muy wàllu dund gi nga xam ne ñoo ko teg ci wàllu jën ak tam impact yi nga xam ne moom la am ci ñi koy soppe ak ñi koy liggéey ak tey jii tam ban niveau ñoom lañu àgg ci seen wàllu dundin surtout ci wàllu pauvreté bi nga xam ne ñoo ngi wax ni tey jii mi ngi leen di gaañ bu baax a baax di gërëm également suñu sponsor LBA la banque agricole bi nga xam ne moom mu nga fépp ñu dellu soit si waxtaan bi waaye jàbba li nga doon expliquer sànq di wane que même conseil présidentiel bi et cetera kenn wowul si ak yu demee noonu waaw kooku moom beneen affaire la mais man fi ma bëggoon nu taxaw fa mooy ba tey sànq li ñu doon wax si wàllu dundin gi c'est-à-dire foofu dundee wax mooy koo xam ni dafa bokk si réew mi rek kooku am na état am na droit jàppale la yow tam am nga droit nekk si état dara waaye du fekkee dafa am loo xam ne kooku sa liggéeykaay la woon nga si doon liggéey ba ñu gis liggéeykaay boobu lott na ba am ñun si duut baaraam ak ñu demee noonu yooyu yéen ngeen yëglu woote ngir sauver seen liggéey sauver askan bi sauver tam ñi nga xam ne ñooy wàllu jëfandikoo yi tey jii gaa Kédougou yi dégg naa leen bu yàggu rek am benn émission bu ñu doon def ñoom nuy woote ba Kédougou di wax ni jën bi sax dañ ko gisatul et cetera yu demee nag yooyu kooku donc du fekkee dañu bëgg jàkkaarloo di yéen di defanteeg yéen mais kooku du yéen nañuy defanteel mais kooku dafa mel ne tey jii nation bi yëpp nañuy defanteel fa nga xam ne jën ba dañ fa daan ak yu demee nag yooyu loo tax man dafay xaw jafe si man may bëgg gëm ni que yéen particulièrement dañu bëgg defanteeg yéen ndax kooku yaa ngee laal askan bopp consommateurs yi yéen da ngeen di liggéey mais ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo yi mooy consommateur te consommateurs yi tey jii du fekkee lañ daan jëndee 150 wala xaw ma 400 wala 4000 tey jii moom nañuy jëndee ay 20 000 wala 30 000 wala 50 000 mais kooku lu métti la donc yéen yenuwu leen seen xeexu bopp mais xeexu askan ngeen yenu jërëjëf xam nga noonu nga ko xamee déggee ko nii bu ko ni ñëpp xamee woon déggee ko noonu wala ñoom ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa déggee ko noonu kon dafay neex ndax ñun toogaluñu fi suñuy bopp wax naa ko sànq askan wi moo ñu fi bàyyi comme que askan wi moo ñu fi bàyyi wax nga ko léegi tey kilo loo doon jën boo daan jënd ñetti jën 100 francs tey ngay jënd ñeenti jën yi 2000 francs mais y a problème. nee naa la sànq ki am dépense su 3000 francs demaan tefes taxaw ñu may ko jën mu dem jël 3000 am jënd ci la mu war a àndal togg ak njabootam lekk tey kooku mënatu ko am ñun ñu ko xam ne ci li ñuy liggéey comme sañ cay gañe ci lañ yaakaaroon yor ci suñu njaboot tey mënatuñu ko kon ki nga xam ne yow li nga daan transformé moom nga ko doon jaay moom it mu jënd ko dem jaay ci foraatu ci dem yor ci njabootam moom it mënatu ko. kon mbir bi chaîne la boo xamante ne boo laalee ki ci bopp bi laal nga ko ca cat la kon lii ñuy wax waxaluñ ko suñu bopp. pour askan bi yépp lañ koy waxal que suñu président de la république daf ne conseil présidentiel bi mu koy waaj daf ne nañu woo ñëpp bu ñu beddi kenn toutes les parties prenantes da ko wax mu leer mais loolu digle boobu mu digle man de ci sama jàngatu bopp ni ma ko gisee ak moom na muñ ko santaane defalewuñ ko na ko noonu ndax yaakaar naa tey bu ñuy wootee conseil présidentiel danañ déglu ñëpp waruñoo bàyyi kenn sans exception ñëpp lañ war a woo déglu leen. mais transformatrice yi il paraît que woon na leen. woo nañu FENATRAMS c'est mon organisation de base maay secrétaire général ba
waaw mais le réseau des femmes qui est le seul et unique réseau dans le secteur de la pêche woowuñu ko. parce que reconnaître nañ leen. woowuñ convoqué wuñ ñu. mais reconnaître nañ leen yéen réseau boobu. mais le réseau. mais le réseau Kañ la juddoo? c'est l'instance. kañ la juddoo depuis non 2010. c'est l'instance africaine. c'est l'espace. Le réseau. Non, l'instance Waaw. africaine. le réseau. waaw judd na depuis 2010. waaw moom laa man ñoom man. Mais c'est si. reconnu yor ay kayitam. si def ay assemblée normale ku mu neex nag nga reconnaître nit bu la neexee doo ko reconnaître loolu moom ku ne am nga ci sañ-sañ waaye nag bu ñu fàtte ne nous sommes une organisation professionnelle bu libre boo xamante ne am nañu sañ-sañu dem AG fal ku ñu bëgg a fal teg fa ku ñu fa bëgg a teg. waaw mais yéen du fekkee ne yéen réseau boobu comme ni ngeen ko waxee ni mu mel léegi ñoom woowuñu leen président nee na nañ woo ñëpp mais yéen lu tax dañu touché président woon que ni ñun en tant que réseau ñun kenn woowuñu directement le président wax le ministère. ah li ma def nii la ku ngi déglu di nga xam ñan lañ woo ak ñu ñu woowut parce que man bu fekkoon. waaw mais d'accord mais quand même tam loolu yéen mën doon touché président en tant que réseau woon que ni par exemple lii nga woote ñu dem beddi teg ñu fee man loolu laa wax ngeen def ko de façon officielle. ils ont écrit. ah non mais jàppale waxal yow lay déglu. ma ne lii ma def nii benn la ci alerte ku déglu di nga xam ndax woo nga ma wala woowoo ma. waaw mais jàpp qu'est-ce qui se passe. benn yoon de bind nañ ma ko. Mhm. ba ñu wootee di concerter nit ñi woowuñu ma ñu pare bi ñuy wax ne ku ne indi contribution am ñu envoyé ma benn lettre ne ma naa joxe sama contribution ma tontu leen ci njëkk ak teraanga ne leen sant naa leen gërëm leen ci boole bi ngeen ma wax naa joxe sama contribution waaye nit koo xamante ne ba ngay woote di waxtaan woowoo ko kon kooku yaakaar naa ne contribution soxlawul. ah déedéet joxe sa contribution rek di lan la ko laaj. ah non Matar. ah non Matar ngay woote woo ñëpp beddi ma bind ma lettre ne ma indil say wax ma ñoom dem waxal la kan moo bind lettre. non loolu du ma ko joxe Jaba. kan moo bind lettre. du ma ko joxe Matar waaw mais ku la bind lettre Matar sama problème may que li ma ñor tey ma di ko wax mooy que jën amatul ci géej gi nan la ñuy def ba jën bi dellu si mais tamit naka la ñuy def ba aar métier femme transformatrice ba mu gis boppam mën a dundal ak njabootam. waaw c'est important. mais Jën nag bu wi nga fekkee ne xamante tam ne dafa am ay doxalin yoo xam ne tam dafay émotion. dafa du fekk ci un may ma waaye itam du fekkee dafa am ay doxalin yoo xam ne dafay gàllankoor demande la activité bi motion pour mais mu kooku c'est Sénégal. important jàpp yaakaaroon loolu. non Matar laa bëgg mu dimbali Sénégal yi ci benn cas wax ji ngeen di bàyyi jaaral da bëgg mu leeraat ci boppi nit ñi Matar. waaw je te prends à témoin. waaw gis Thioune nga comment fa dama expliquer fi mu jógee parce que dama bëgg mu leer. non sa Thioune bopp. dafa lànk non mën nu consacrer temps bi yëpp nag si benn problème dafa lànk. non li ngay laajte la ñuy leeral Matar. loolu lay leeral parce que nee nga moom- léegi. waaw rapidement maa ngi xam nuyu nga Matar. rapidement. bi muy judd moom xam na ci lu bëri. dama lay wax benn affaire man nee daaw yi fi ma fekk xam naa kër yi seen yëpp. lii mu nga lii c'est le réseau de la Comafat. Thioune tënkal dama expliquer benn affaire. tënkal nu. que du jàpp du keneen c'est le Sénégal qui est reconnu en tant que réseau des femmes c'est Comafat commission des ministres des ressources halieutiques de l'Atlantique et des riverains basé au Maroc Sénégal bii muy jël direction bi dafa fekk guerre ba tàkk Abidjan réunion boo xam ñu toxal ko Sénégal fekk Sénégal amul woon sa réseau ñun ñoo monté réseau pour Sénégal mën koo jiite bokkaat ci ba dab waat lu jàpp la ñuy reconnaître il faut reconnaître l'instance en tant que profession reconnue dans la Comafat beneen bi loolu la bi ci des mooy mun loo yóbbu sa contribution foo xam ne on ne t'a pas associé. oui d'accord à la kooku on est conception. d'accord bon continue. Et puis la finalité bi ñuy ut ak la solution n'est pas dans des contributions ou un conseil présidentiel c'est au-delà bu demande yaa ngi laaj léegi sànq ay oto Omar Gueye dafa oo les 5 organisations professionnelles des mareyeurs waxtaan ak ñoom jox leen ay lettres organisation mu nekk dellu sa gox tànn oto yi la neex ak ki nga bëgg a liggéeyal sa concessionnaire ginnaaw bi ñu defee ay tournées Chine ak partout ñibbi si Sénégal ñu ut ay partenaires ut assurance ut banque laaj leen lettre de garantie lettre baa nga tëdd fële ñu bëgg la jox oto boo xam ne 400 000 francs par weer kenn mënu ko ca fay ku ko fi jël di nga ko delloo jën wi ñuy fay 400 000 oto teeratu fi gaal gu yi ñuy leble di fay 400 000 teeratu fi Matar le mal est profond li ngay demander pour population bi xam ko
segment transformation troisième élément le deuxième mooy est-ce que les mareyeurs ñu ngi am satisfaction pour distribuer jën bi dans le Sénégal ñu di ko lekk au frais pourquoi le Sénégal n'a pas des infrastructures de congélation dans les 45 départements du Sénégal lu tax Sénégal créé gul tey les conditions d'une gouvernance participative inclusive de l'agriculture Grand A pour créer les chambres d'agriculture dans l'engagement des pays de l'UEMOA. Beaucoup de choses restent à faire. même am na ku nekk si ligne ñu jël ko mu def intervention salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. mais man la Moussa Mbengue. waaw Moussa Mbengue ñu ngi lay déglu bokk si waxtaan wi. exécutif bu association ouest africaine pour le développement de la pêche artisanale. na nga lay déglu Moussa. maa ngi leen di sant baax di leen gërëm ci émission bi. si nga bokk. émission bi am na solo boo xam ne nii ci wetu cuun bay xaal yi. sunu xarit sunu wëllëre ak Jàbba Jóob. la présidente des présidents tey le représentant des consommateurs du Sénégal war a dote mbir mi dafa aju ci lu am solo. xam nga mbiru petit pélagique maanaam jënu sew yi nga xam ne nii dañoo jege tefes. seen solo kenn nattable wu ko. waaye fi mu ne nii li ma la bëgg wax sëñ Matar. mooy secteur pêche bu Sénégal. dafa nekk ci benn crise sans précédent. man maa ko wax et je l'assume. ça fait depuis plus de 40 ans maa ngi liggéey ci secteur. mais xamoon nañu ni jën yi nga xam ne nii jënu suuf la ñu tege tefes. daanaka dañoo surexploité li ci ëpp. waaye li nga xam ni moo ko gën a aggravé mooy espèce pélagique yi nga xam ni mooy jënu kaw ndox. bu jegee tefes ñoom seen bopp nga xam ni nii lépp loo téeméer boo gis ñu di ko débarqué ci Sénégal juróom-ñaar fukkee daanaka ak lu ëpp petit pélagique yi la. ñooñu seen bopp dañoo surexploité rawatina nag xeetu yabo yi nga xam ni ñoom boo jëlee ci 70% yooyu daanaka téeméer bu ci nekk juróom-ñett fukkee ñoom la. te waxuma sax solo bi nga xam ni nii xeetu jën yooyu moom la am ci biir géej gi ci càllal ak lekk ci biir géej dañ ko wax seen trophée waaye moom la ci yëngatu ci doomu aadama ci wàllu liggéey ak ñi nga xam ni ñoo ci jëmandiku ci wàllu ñam fokk na table weesu na fa. waaye la situation dafa grave ba nga xam ni fi mu ne nii dégg naa soxna Jàbba di ko wax. mooy bu ñu toogee ba Sénégal ñu daan napp suñuy jën di ko lekk di ko dunde ba di ko génn bitim réew ñu toog ba amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu safelu suñu jën amatuñu ndawal ba nga xam ni léegi ay jën yu jógee feneen bitim réew ñooy ñëw di inonder marché ak tefes yi kooku mbir la boo xam ni ngi développé te war nañ ko toog ñu xool ko su weesoo loolu également wax nañu affaire déficit de transparence mais c'est vrai dafa am un problème de transparence dans la gouvernance des pêches am na lu soxna Jàbb wax léegi faaw ma wax ci mooy le réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal gis nga kenn mënuñu jaxase suñu bopp ñun Sénégal ñaari réseau REFEPAS amu fi benn réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal moo fi ne te dañ ko monter légalement renouveler ko légalement donc je crois kooku amul benn nattable mbiru conseil présidentiel de la pêche bi nga xam ni nii moom la chef de l'État décidé dañ koy sant baax di ko gërëm je crois que commission nationale bi nga xam ni ñun dañ doon wax ci affaire plaidoyer te cuun bàyyi xaalis bokk ci réseau national des CLPA réseau des jeux interprofessionnels CONIPA ànd ak ay kawpaak ñëpp ak REFEPAS wax nañ ci ba bëgg a tay fi mu ne nii li nga xam ni moom la ñu bëgg heure boo ko waxee dund la wuyu la publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal kooku problème la mais Sénégal aussi li nga xam ni nii moom la ñu war a wax mooy mbiru information yu disponible am na problème gis nga recherche scientifique bi même recherche halieutique am na problème parce que bateau Itatem bi nga xam ni nii n'est-ce pas moom moo war a def ay évaluation de stock ñu di ci sukkandiku pour jël ay xibaar bateau boobu laajteel depuis combien de temps mënul dem géej mënut a liggéey. waaw du nee na jox nañu xaalis pour mu defar ko. ba tey dawoo mais mais évidemment joxe nañu xaalis. bi ñu defee plaidoyer nee nañ joxe nañu xaalis. waaye xaalis bu ñu ko joxee ba léegi mais bateau yi demul géej. il kon kooku question la boo xam ni du ñun ñoo koy tontu mais ñi nga xam ne ñoo joxe xaalis ak ñi nga xam ñoom lañ joxe xaalis ñoom lañ ko jox ñoom ñoo wax lan moo tax bateau boobu demul géej te dama la bëgg ni waxuma la sama ay bateau yu ñuy réparé mais secteur halieutique Sénégal dafa mérité bateau bu bees tàq de recherche halieutique bu ko defee li nga xam ni mooy seen liggéey ñu duñuy wax ay xibaar di def évaluation de stock nga jox ay information su ko defee ñu war a def ay politique publique de pêche yoo xam ne yu mucc ayib la bu weesoo loolu également képp ku yaakaar ni mën nga gouverner pêche mën nga doxal pêche ci Sénégal te ñi nga xam ne ñoo ko séq ñëpp doonuñu benn lëkkaloo ñu ànd liggéey da nga nax sa bopp loolu daal mooy li nga xam ni moom laa la bëggoon wax di la sant baax la gërëm
voilà merci beaucoup Moussa Mbengue si sa intervention def naa indi nga ay yenn leeral yu am solo si wàllu waxtaan bi nga xam ne nekk na waxtaan boo xam ni moom xóot na bare na ay parti yu bare yoo xam ni mën nañ ko yëkkati ba nga xam ne lii moom def naa émission rek def si doyul waaye loo xam ni nekk na lu urgent daanu ko jéem laal également cuun sànq yaa mën nga continuer li nga doon expliquer sànq bi nga dee ñëw si affaire réseau yi nu mu taxaw woon voilà et cetera li Moussa wax maa ngi moom ñoo bokkoon yéen boobu di ko doxal Sénégal mu bari ko waxee suma xarit suma soppe suma àndandoo ñu bokk nag vraiment gis-gis ba tey ji ñu am suñu réseau africain am suñu association africaine dénk ko di nemmeeku rafetaayu liggéeyam ak taaru liggéeyam di wax ne alerte bi la Moussa di wax bu ñu koy xool suñuy tànk sax ñu koy wax mais da ngay jël Mauritanie dañu xëy créer fa ay usine de poisson yi dul jeex ku nekk jël financement toog 2018 400 usine de poisson yi nga xam ne usine farine yi wala farine lay wax. waaw léegi nu dugg sax si fànn usine de farine bi 497 tonnes 1000 tonnes la gars yi dóor. ñoo ñaana Mauritanie mais tey ji may wax yow nii usine yaa ngi taxaw rës jën newatu fa tey ñiy joxe seen financement dañu war a am tey farine. jën newatul fan Mauritanie. bon 482 ils sont en baisse écosystème bi ñoo ko bokk ñoom mu ngay wàcci. mais lan moo ko wàccal usine mais dégguloo farine de poisson ngay débarqué di jox usine muy def farine de poisson 497 000 tonnes la gars yi débarqué tey jii Mauritanie recherche am nelawul de mu ngay liggéey mais dañoo tiit joxe alerte COPAS joxe alerte yaa bay boobu ñun ñoo ko bokk nu muy ñëwee ba fii dëppaat delluwaat di ñoo ko bokk ba Maroc ma bëgg ñu comprendre benn affaire noo bokk di jooy bu kenn jooyloo sa morom ñun ñoo bokk di jooy bu kenn jooyloo sa morom amul lu leen di metti que du ñu metti amul lu ñuy neex que du leen neex mais dama la wax ne la bu ñu sàggane développement ci àddina dafay ànd ak gëstu sans recherche il n'y a pas de développement bu kenn ndax kenn mënuñu am les meilleurs techniciens des experts yoo xam ne tey jii dañ leen ko ràññeel nungul leen ko ci Afrique jël seen i liggéey di ko jariñoo si yeneen dëkk jël suñuy experts di leen décourager ñuy bàyyi suñuy instant di dem yeneen instant di fa dëkki nañ ko dakkal faut motiver les gens recherche bu amee liggéey bi ko war matukaay jumtukaay dina liggéey li Moussa wax day nekk am na tey jii loo xam ne du lu ñuy téye si loxo du la ko wan mais boo ko dundee méngale ko na nga meloon xool na mu la weccee ak mu la indi war nga xam ndax neex na il y a une crise dans la gouvernance déficit d'information mais yow boo xëyee boo ñu informé ñun dañuy jaaxle yow boo xëyee bu ñu la déglul dañ naan Sud FM parce que da nga ñuy dundal ñu xam fan la ak naka la ak nan la waaye ñun ñuy liggéey ci géej gi te mënuñoo xam tey lu ñu fi sepp ak lu ñu fi sepp lu fi des ak lu ñaata lañ ci am le poisson il est renouvelable mais il n'est pas inépuisable ba tey nga gis dëkk yi ñu jógee yëpp dafa jeex nga ñëw fii donc li ñu jox du pour ñun rek nañ ko fi yaxanal pour ëllëg quand on parle de durabilité loolu mooy li nga xam ne war na ci bàyyi xel kenn nag mënul gouverner pêche bi que mool du ca tëmb du ca bokk mareyeur du ca bokk femme tax mënul am ba charpentier ba charpentier loo fi renouveler parc gaal du teenu yett gaal parce que loolu ñu méngool ci cosaan ak aada culture da cee bokk. waaw Thioune ñàkkum transparence bi nga xam ne nag daf si am solo trop kooku lan moo ko waral parce que président dem ba Mauritanie fekkee réunion fii et cetera nu yaakaar ni dana jël décision pour Sénégal bokk si kii te Sénégal ba tey nag wu si bokk. mais li jur fiti moo jur ITIE li jur ITIE moo jur fiti ñàkk mu leer corruption am ci àddina bi di ko dox di ko gagné corruption nag c'est de la tango ça se danse à deux non na leer corruption c'est de la tango le corrompu et le corrupteur. waaye napp gi dafa bare yooyu de moom. lu ci maanaam lu nekk am na ko yor dogal bi te lu ci am lu nekk c'est très simple boo defee la diffusion de la liste des navires autorisés à pêcher di nga xam yan bato fi nekk. xam nga tey jii benn solution bu gën a garaaw moo fi nekk dañu nationaliser suñu pélagique nañ ko nationaliser Mauritanie boo dul naar doo am licence
boo demee seen suñu njëkk a bind seen licence 0 étranger loolu tax naar bu fi jël naa Sénégal yóbbu ko ci hors licence soo demee di uyoo turam demee turam saa yoo gisee coow la am na Sénégal bi du wax ka wane naar bi mu ne la sinhu mosu koo fekk te boo ko defar nañ nationaliser suñuy jën non boo ca bokkul ca nañ ko tëre doo ko jël même boo koy jox ko xoox ko werte yaa xam waaye nag yow yaa ko fiy jëlee bu baax ñu xam ku ñu natal ak ku ñu doon natal dañu nationaliser la ressource teg les conditions d'accès dina am transparence jàbb usine farine yi nga xam ne ñoo ngi yokkaat ba Sandiara taxaw laa noonu fa yéen bi nga xam ne moo nekk fee seen wet Rufisque boobu tey jii na ngeen ko dundee yéen est-ce que yëg ngeen yàqu-yàqute bu rëy rëy boo xam ne si boobu spécialement si lu jóge usine farine de poisson waxuma la ñun ñi yëngutu ci wàllu soppi jën doomu sax ñoo ko yëg mais kay lekk jën sax da ko yëg ndax li tax ma ne ñépp a ko yëg ndax usine farine de poisson tey li muy causé dafa bëri tax na benn mool bi nga xamante dafay war a napp yemale muy napp lu bëri di indi ndax su jaayee jarul gis na ki koy jënd pour war ko yóbbu mu ko beneen bi ci des tey jigéen bi nga xam ne mooy soppi jën bi war a mën a taxaw di ko jënd tey kay jóge mu kaa prix bu soppikatu jën bi mën rek kay jóge mu kaa mën na lu ko raw mu am concurrence entre femme transformatrice ak usine farine de poisson ba tax na ñoom ñoo ñu ëpp doole ñoo ñu ëpp moyen ba tax na ñun jot ci jën bi benn dafay jafe ci ñun mais li ma yaakaar ne li ma wax toujours ne suñu kilifa yi bàyyiwuñ ko xel dama yaakaar ne bala ngaa laax jaay wala laax lekk sa réew lekkuñu jën ba doyal nga bëgg a jël jën boobu ñu dem di ko wal farine de poisson dem di ko dundale ci ay mala wala ñu dem di ko defe ci mbayam jën man de contre ma mbayam jën xam nga lan laa contre nga jël jën rey dem dundale ji jën yeneen réew yi ñu ngi dundal mbayam jën mais basé wuñ ko ci sur la farine de poisson ñu ngi ko basé ci leneen man damay li ma doon xaar man ci sama réew mooy que ñu développé mbayam jën mais bañ ko basé ci farine de poisson ndax tey su ma nee benn tonne jën farine de poisson la am mais jàppal ne rey naa juróomi tonne jën bu tooy soo ko am benn tonne jën loolu bu dëkkul géej gi du am jën dem na ba ci yoos bi ñuy napp dañoo am ay politique de pêche am code de la pêche mais lan moo tax waruñoo mën a appliquer les textes tey ñun dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax tey boo demoon tey zone yi gën a reculé Fuuta Tamba ainsi de suite tey ñun suñu jën boobu ñu doon defar keccax bi géej bi moo daan dem ba foofu ak njëg goo mën a am mën cee jot dund ci mais tey njëg yi am na ci borom kër yoo xam ne attanuñu ko pour mën cee jot pour dund ci. waaw mais ñooñu tey lu ñuy dund bon amatuñu jën amatuñu kii amatuñu jën amatuñu pélagie. ñun waa Ndakaaru suñu lekkee jën gis jën di ko lekk gis keccax di ko lekk mais nañu jàpp ne am nañ ñoo xam ne ñu ngi ci suñu ginnaaw gisuñu ko dégguñu ko kon ñun bu ñuy wax ñooñoo ñu tax di wax. malnutrition. ñooñoo ñu tax di wax. waaw surtout malnutrition sax voilà même xale yi daf leen di kii quoi keccax bi daf leen faj bu baax a baax. xam nga dañu naan ci Sénégal dëkk boo xam ne jën lay dundee la Mauritanie bu ñu tëkkale ak moom man toujours dama ko wax nanguwuma ko naar lekkul jën. lekk genn waa libaru yàpp ko gën a nga tegal ko coof. naar lekkul jën ñun nag suñu dund jën la. ndax suñu bañ nañ ko suñu plan national ceebu jën la. waay. tey jën boobu nga xam ne tey moom la ñuy dundee ferñeent yi muy def ci suñu wàllu wér-gi-yaram tey bis bu ñu ko ñàkkee di nga gisaat leneen ak leneen. mooy jàpp lu ñu foogut. dañu daan wax naan ci Sénégal tey benn nit bu nekk mi ngi lekk ñaar fukki kilo jën ak juróom-ñeent ñii ne ñaar fukk ak juróom-ñett. ma ne ñaar fukk ak juróom-ñett ay at a ngi ñëw ci kanam fii ak ñaari at waxuma la ñaar fukk ak juróom-ñett mais ñaar fukk ak ñeent sax doo ko gis bu lii ma gis dakul ndax am na ñoo xam ne gisatuñu jën bi ba di ko lekk ku gisul jën bu tooy boo lekk lu ñu transformé du jar a wax. jën bi wàcceetul ñun usine d'exportation yi la concurrence mi ngi fi ak jënu kaw ndox bi nga xam ne dañ ko jagleeloon soppi jën ku xamaan soppi jën xam jënu kaw ndox ak soppi jën muy xur-xur muy laññ muy jay muy wëyëng muy yaboy
yooyu tey xeeti jën yooyu moom la mag ñi moom lañ daan soppi tey xeeti jën yooyu tey nga gis ko pour ci plage yi sax problème la. ah bon de doy na waar. campagne am na ba campagne amaat tey kenn mësul gis dans l'histoire du Sénégal gaal gu ñu bind à vendre demal tënge gaal à vendre ngay fekk. gaal ñu luye ko amoo matériel nga ñëw luye dem tëmbi nappi. ndax lan parce que géej gi joxatu leen dara. am na ñoo xam ne géej gi joxatu leen dara yore nañu bor yoo xam ne mënatuñoo fay seeni bori essence dañuy préférer toog. ah mool bi àgg na foofu. si kër gu waaw am ñaari wàcc leen ngeen def descente à kër la gu am- base ngeen xam lan la askanu mool di dund jàmm di fi ne tey bu ñuy dimbalee ci Sénégal kaw ga rek lañ gis mais yaakaar naa ne ñun ñi nekk ci digg dëkk tefes ñoo gën a ndóol kuy ndóol ñoo gën a sonn kuy sonn. waaw bon ñoom lu tax ngeen bàyyi usine yi installé ma dama gis ne. non du ñoom waay. Rufisque waaw defal naa ko rek. waaw usines yi ah bu ñëpp mais. Maxtaar jën bi pour Maxtaar. on va donner l'explication. Maxtaar. jën bi pour ñan la du pour ñëpp la. Maxtaar gis mais jant ñoom bi nee nañu ñoo tax usine yi te mënatuñu am tam non. jën loolu si la gis bokk. jant bi ne gisuma jant bi kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara. ñun signé wuñu joxewuñu autorisation ñun bu fekkoon na ñoo am sañ-sañu signé wala bañ a signé. mais ñoo ngi yàq seen yaakaar liggéey. naa ne usine farine de poisson du tàkk Kayar lu ñu waxoon usine bi du tàkk oui. jox leen ay Doliprane ana usine ba booy dugg Kayar kër Abdou Ndoye la xawma bu tàkkee rek même 2 jours bu ñu ko raxasoon ba mu set wicc booy dugg kër Abdou Ndoye ngat gi moo lay wan ne usine bi tàkk na te fu muy tàkk wér gi yaram mënu fa am ngat gi muy dégagé pollution bi muy def waxuma sax jën bi ñuy ñàkk rek mais nañu xool loolu teguwaat après. waaw ba pare loolu ngeen tëdd rek yéen itam di te mën duñu pat porté nañ ko plainte. tëdduñu ñoo Y a ngi une wax plainte ñoo contre ngi Baba. yuuxu ñoo ngi wax mais nag booy wax yàlla na topp tàbbi ci nopp yi lay Il y a une dégg. plainte contre Barma déposée au tribunal régional de Thiès. Il y a une plainte. Et puis d'abord, on va dire que mais plainte yooyu du mujj fenn tuuti. c'est pas la première fois ñu non, déposé attendons le plainte. jugement de l'histoire. Vous ne connaissez pas parce que nous sommes Aïtchom. Nous Aïtchom. Dès le départ, je t'ai dit que il y a incohérence, absence d'harmonisation des politiques. Parce que le ministère de l'Environnement, nous avons des études d'impact environnemental. Moi, APIX, accorde autorisation, agrément. Usine bo xamné ci jël le ministre de la pêche mënu ca wax. Ministre de la pêche mënu ca wax. Mënta nek. Suñ ko waxé deugul, su fekké def na ki djubul té dafa am foy mën nañu fa atté muy environnement de pêche dañu am ay tribunaux. Li ñuy wax dem ko tek. Étude d'impact environnemental kessé mënu tax nga joxe agrément. Ana analyse environnementale bi, ana enquête publique nga xam moko lal. bon daal usine dafa illégal. Matar pour ma dellu si waat waxuma sax fii. C'est dangereux. mais bu ñu yaakaar ne coono bi mool bi kese la ak femme transformatrice bi. mareyeur yi ñoo gën a sonn kuy sonn. waaw mais consommateur mareyeur bu taxaw tefes consommateur yi chargé sa glace gisoo jën gaal teer chargé woo mais fan ngay jaayee ji. mareyeur yi jaay ci marché yi carton yi ñuy jënd dañuy jaay ba bëgg a dee mais duñu gis dara ku gisul jën boo chargé ndax di nga jaay. mareyeur bu mool indiwul jën ndax mareyeur dina jaay gis nga chaîne bi de valeur bi. donc tey jii mareyeur yi ñoom tam seen affaire. dama ne la que muy pêcheur bi muy mareyeur bi muy femme transformatrice bi maanaam li ma la mën a wax napp gi foo laal féppay mitti ku yaakaar ne ca mool ba la mittee mitteewul ci mareyeur bi wala ci femme transformatrice bi la mittee mitteewul ci ki ci des yaa ngi nax sa bopp ñun ñëpp a bokk jàngoro ji jàngoro ñàkk a jën jamono nag. ca ginnaaw nunguwuñu woon na jën ñàkk na mais fi ñu toll ni yaakaar naa ne ñëpp joxante nañ loxo nungu ne jën amatul ci géej gi. ah loolu kan moom jën boobu yàgg sax dafa naa yàgg na ndax jën biy dugg fi bitim réew lay jóge. waaw dañ koo nunguwutoon te dafa mos indi ay xeex. dañ koo nunguwutoon xam nga jën bu ñàkk buñ ko bëggee natt ci débarquement dañuy daanu. ndax gaal ñun suñuy gaal. léegi rek maa ngi déglu ci information ana ñu jàpp gi ne. ana ñu jàpp gi ne lu tax ñu jàpp leen infraction dem nappi dëkk jàmbur. tey. mais du loolu. dem nappi dëkk non ñooñu am na licence du dem nappi xaaral ma expliqué la rek waa ñëwul. xam nga boo bëggee natt jën bu ñàkk ak jën bu am ci débarquement ne li ñuy wax yépp ñi ngi naan jën amul te débarquement yi dafa yokku si débarquement di mën na yokku te fekk jën amul ci sa géej. gaalu Sénégal su tëmbee nappe na Gambie ndax dugg nga waaxu Gambie. gaalu Sénégal su tëmbee dugg nga waaxu Guinée. gaalu Sénégal su tëmbee dëpp nga waaxu Mauritanie. gaalu Sénégal su tëmbee dugg nga waaxu Sierra Leone mais lan moo tax suñu doom yooyu nappi ñu leen di dóori bal ñu des ci biir géej gi. lan moo tax. lan moo tax mais jën ba amoon sa réew mais doo dem di dugg réew. non mais bien sûr kooku moom c'est évident moom loolu moom. bu fekkoon dañoo am jën yaakaar naa ne les années 60 ba les années 80 kenn déggul ñu ne la dem nga dem dugg géeju jàmm di fa sàcc jën.
bañ lay jàpp wala ñu lay jën moom kii na fi jeex na fi moom wala wàññi ko na fi bu baax a baax. bu jeexul dimit de wàññeeku na te li fi nekk nag pour la transparence bi ñuy wax bateau yi man dama ne wax naa ko ci benn atelier bu ma nekkoon ne leen man li ma jàpp ne damay laajte dong nag mais li ma jàpp ne tey moo indi tey ñàkk ak jën gi mu gën a yokk ci biir géej gi mooy bateau yi nga xamante ni nu ngi ñëw publier la liste ñu xam yan bateau moo am licence ak bu ko amul licence moo favoriser pêche yeneen bi. waaw mais ba tey kenn nanguwul publier kii bi liste bateau yooyu ba tey ba fi may xëy yow amul beneen bi ci des. tuun def na sànq ñu nationaliser man du ma ne ñu nationaliser dama naan le petit pélagique surtout le sardinelle laissez ça à la population sénégalaise à la pêche artisanale. waaw mais ci loolu la bëgg wax pêche sànq artisanale mais boo nee la au niveau national. mais buñ fàtte buñ ko nationaliser man ni ma gisee bul fàtte ne yaa benn sénégalais boo xamante ne mi ngi ay bateau industriel ci turam la nekkee. bu boobaa mënoo ko cee teemu napp. waaw loolu de am na moom. pour mu ñu mën koo aar. mooy que yaboy bi nañ ko bàyyi ak napp ak cosaan bi kese ñu mën cee napp askan wi mën cee gis boppam comme que ñun suñu doole bëriwut suñu am bëriwut ñu mën cee dund. loolu yaakaar nga ni dana jur. beneen bi ci des mooy que repos biologie ñu respecté ndoo ko mais man li ma mënu comprendre repos am ci pêche artisanale pêche industrielle di napp nañ ko jéem a harmoniser bu repos amee ñun ñëpp ñu demandoo. xaw ma nag étude wala science ki foofu lan la ci wax mais man loolu sama proposition la. beneen bi ci des mooy que nañu sóob ndaay indiwaat dëkkuwaayu jën yi. récif yi te loolu bu ñu koy def nekkul mool bi rek mareyeur bi na ciy bokk femme transformatrice bi na ciy bokk. parce que ñun ñëpp suñu. nan lañ ciy bokkee. aire marine protégée ci aire marine protégée yi maanaam fu ñuy waxtaanee dogal yooyu. waaw d'accord oui. femme transformatrice du ko fekkee li ci ëpp. dañuy yaakaar ne laalu ko te alors que laal na ko. lépp loo xam ne yow sa dund sa liggéey ci loolu la wékku rek saa yu ñu ciy waxtaan rek defe naa ne war ngaa mën a fekkee jataay boobu fu ñuy jëlee dogal ba war nga ko mën a fekkee. c'est que les CLPA sont conviés à ça. Thioune loolu xalaat si proposition yi nga xam ne jàpp moom lay dawal nii. moom laa expliqué. En 2003. première aire marine bi ñu exposé sommet mondial de l'environnement ci initiative mu jóge woon ci Océanium Aïdar jiite. Océanium ban. benn Aïdar oui. ñun ñoo créé Océanium développement créé la première aire marine protégée de Bamboum. mais Bamboum gaañ doon ko saboté. Bamboum mi ngi doon dox dëgg gaañ ñëw di napp te kenn waxu leen ko. c'est-à-dire que dañ may indi ay supposé dama indi lu leer loo xam ne maa fu mu ji ci àll ba te xam naa dëkk bi nu mu tëddee lu ma la wax da nga ciy teg loxo parce que man nii lu yàq ma wax ko lu baax ma gërëm la ci dama wax ne. initiative rombul acteur pour mu développer parce que état bu muy xalaat ne war na jàpp ci aire marine dafa fekk ñun ñoo xalaat ne aire marine war naa nekk fu ñu ko dem mool ma lañ ne ko bi nga laa nëpp daaw jéeg ak daaw lu mu mel mu ne oomoon na bari woon na mais tey jii xam ban problème la ñu am waxagu leen ko on va vers le pétrole cohabitation pêche pétrole mënut a nekk te amul ay jumtukaay ñu ci jël tey jii on est obligé délocaliser pêche bi def promotion de la pêche semi-industrielle. mais fu ñu koy délocaliser bon léegi prenons le cas de Saint-Louis par exemple. Saint-Louis temps yii ñoo ngi doon yooxu di wax ni. Saint-Louis y a di gaz. récif bi gaz boobu fa nekk yëpp récif la boo xam ne day nekk DCP mu nekk disposition de concentration de poisson. gaz ak pétrole la de. ñaar yëpp la. maa la wax gaz la c'est du offshore c'est du offshore profond. gaz la gaz fa nekk dama ne la fa nekk nga gis gaz la. ab DCP lay doon disposition de concentration de poisson mu ngi ci grande côte bi amul ay récif est-ce que du ñu def ay aire marine yokk ko def ay dëkkukaay nañ ko yokk beneen ma lay expliquer foofu aussi mooy jàpp nga lay wax léegi chaîne alimentaire bi yoos nga la daax ndukum bisoore bi lu mu ci doon la jëm day juri jaaba yi bay jur mu rëkk ca nguneem lañ leen commencé tubba di leen rey ëllëg du am mag mu mag. kan moo leen di rey. mbaali. mbaali yan yu mool yi. mool yi. ah waaw kooku itam da leen waxanteeg bon mool yi. non xam nga wax naa fi sax si njëlbeen na la. wax naa njëlbeen na la bu ñu joxeñee ci kaw nañ joxoñ ci suuf. parce que tey jii mënuloo di jàpp immature juvénile du koy bu ñu di ko def farine.
dama la ne bi fu moo daan fekk jën ba di ko jàpp jën bi taxoon muy ñëw moom lañu jàpp moo tax jën ba ñëw lu wàcceetul boolee dérèglement climatique bi am gis nga sonde yi gars yi def nii recherche bathymétrique bii di yëngal géej gi ak pétrole day toxal jën yëpp ak seen i dëkkukaay ak mammifères yi mataa nañ joxante rendez-vous Kafountine pour def ko dëkkukaayu napp bu fekkee li ma gis ni lañ ko bàyyi te nag li si gën doy waar mooy amul benn collectivité territoriale maritime littorale di dëkku nappukaay boo xam ne pencoo nañu ak mool ga ne ko napp gi jëm ëllëg óorul que pétrole ak gaz ba nii la ca tëddee sa ndàmpaay sa jokkal nii la dem waxuñu ko que pétrole bi Sénégal gépp ko bokk la fay génne boo ko joxee Kédougou day jënd gopp jënd mais day jënd jiw dem tool mais mool mi du demaat géej te lii ñëpp bokk da cey bokk ana ndàmpaayam an lu ko weccee. en tout cas Saint-Louis ñoom ñoo ngi laaj ñoom seen ndàmpaay ñoom. non Saint-Louis mënuñu ko laaj ka duñ ci laal parce que doomu Ndar ji nekk jokkul da ciy dem bokk ci waaye doomu jokkul yi dem Ndar te mool ga bu ñu ko fa nattee moo tax ma ne nañu génne mool yi jox leen seen carte d'identité ak mool ñu def ko seen poos bu ñuy dàmp ëllëg ñuy yelloo sës ci rëkk te yeeyoo ko muy contenu local ñu xam ne mool yi la mais dañu contenu local rek ay karawaati dem ci bureau yi wax ko mu jeex ut ay homme d'affaires ñuy wax ko mu jeex non contenu local mool yi ca tefes ga ca CLPA nañ leen identifier jox leen ko ñu ëllëgee ñu jàkkaarloog société exploitante yi jàkkaarloog obligation yi ñu leen teg te convention teg leen ko ëpp doole suñuy code na leer Sénégal dafa am pétrole door a am code pétrolier Sénégal dafa am pétrole door a yokkaat code environnement am ngoon nañu ñambaas yeeg ñaraas yooyu kenn duñ ci bàyyi diñ ci diigal na wax ji leer nañu wax ci CLPA yépp def réseau yi may leen kàddu yi pencoo ay comité consultatif citoyen pour le suivi et le revenu et mécanisme de gestion des revenus pétro-gaziers. waaw mais Thioune benn laa la bëgg laaj léegi CLPA yi nga xam ne dañuy wax sax communément que CLPA yi bon dañoo xaw jege nguur ndax xaw ma nguur moo ko taxawal. yaa ko xalaat CLPA yi yaa ko xalaat noonu. déedéet ñëwul bàyyi rek ma ak damay ay kujje lañu. waaw après xam nañu question lay posé rek dama ne ñi bi ñuy wax voilà. que ñoom dañu jege nguur moo leen taxawal et cetera mais tey jii ñoom ak problème yi am yëpp te du nekk ay suivi de base lan moo say d'abord ñoom seen xalaat ak lan nañu xel li wan nguur ni par exemple lii baaxul lii baaxul lii baaxul lii baaxul wala ñoom dañu toog rek ni yàcc. loolu laay mën a wax daal CLPA ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant si ñun lañ jóge ñoo leen fa teg ñoo ko pencoo ñoo leen tànn ñun la ñuy waxal ñoo ñu toogal te ñooy nit kujje gi ñuy kujje nguur ñoo ñu fa toogal. waaw léegi ñoom dama lay wax fa mu juddoo. lu ñu waxante nguur dañ na woon du CLPA nit naanul kafe rek dem CLPA ne day wax ak buur ci ñun la jóge dañ ne woon amul leen benn baat amul leen fu ngeen mën a pencoo ñu jël ay comité consultatif bu mag ba xool ko ne mën nañu ami comité local de pêche artisanale boo demee ci comité local bi dañ ko def par catégorie ñeneen ñi génn ko acteur CLPA yi nga xam ne métier la ak CLPA terroir ñu génnal la ko pour dimbali état bi ci planification territoriale am ngoon ñun. comme baadoolu te baadoo ko parce que kenn décentralisé ko déconcentré wuñu politique bi xam lu ñuy def fexe CLPA bi dem ci biir di natt li ko doy wax buur mu tegal ko ci ay article ak sart ñu di ko appliqué ngoon CLPA yi gëmmuñu nelawuñu ñu ngay liggéey ba na mu doore kan nañ ko yaakaar si ñoom la gën mooy ñu dooleel leen te fi may wax ak yow nit lay CLPA état dafa waxoon da leen di financé que financé wu leen volonté lañ fa taxawee ngërëm ñeel na leen kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñooy sunu gouvernement lu ko. waaw ñoom seen xalaat laa wax si ay problème seen xalaat mooy li ñuy xalaat ñuy wax ak usines yi ñu ngi koy xalaat ñu ngay xalaat lu ëpp loola. waaw mais est ce que ñoo ngi jàkkaarloo non yow yaa ko jotul yow Matar. non waxuma la man damay poser question. dama lay jox ne la yaa jotul loolu ci information. man damay poser question. waaw Matar li ngay laaj li Thioune di wax ak li jàbbay wax CLPA yi ñoo ñuy nattal coono yi di ñu nattal gis-gis yi pour ñu mën di ko nettali. CLPA yi seen liggéey ñi ngi koy def parce que ñoom lañ dénk gestion de la ressource. ñi ngi sóob ndaa yi pour fexe dëkkuwaayu jën yi ñëw ñi ngi dem ñi ngi ci ñi ngi ci surveillance lu ne ñi ngi koy def mais dafa am loo xamante ni am na ci loo xamante ne du seen ressort moomuñu ko. lu mel ne par exemple affaire usine ak yooyu seen yoon nekk si. ñi ngi ciy wax usines yi ñi ngi ciy wax mais usines yi phénomène bi ko favoriser xoolal tey benn localité ngay dem fekk fa benn agent de pêche wala ñaata teeru moo fa nekk est-ce que ñaari agent de pêche mën na ko couvrir problème tey yuus bi ñun dëgg la
ñu autoriser à ce que l'implantation des usines de farine de poisson te alors que jën bi doyatut am nañ ci part de responsabilité mais ñun it am nañ ci part de responsabilité ndax bu fekkee ne ñun ñooy napp yoos bi dina ko jox jaay mareyeur yóbbu ko usine farine de poisson ki ko war a tere tamit xaj na gis na ko wala gisu ko yooyu yëpp c'est des facteurs yoo xam ne boo ko boolee lu ñu war a toog waxtaanewaat ko càmbar ko la xool naka la ñuy def ba loolu jóge fi. waaw oui le problème lu tax dinañ toog waxtaane ko. Matar ñu ngi bëgg a yàqoo bi de. attends ma ñëw attends tuuti même tuuti ma pare lu tax dinañ toog. xam nga bàyyi xaali usine farine de poisson boo ko joxee sañ-sañu mu implanter rek yaa favoriser surexploitation jën bi yaa favoriser mool bi dem napp juvénile indi ko mais mool bi bu fekkoon ne dem na ñëw gisut fu mu ko jaay du ko napp mais usine boobu laataa muy samp dafa am ci anam yu mu war a jaar leeral nga ko fii sànq est-ce que anam yooyu usine yëpp jaar nañ fa est-ce que jaar nañ fa usine farine de poisson réew ya mu arrangé mooy réew bu dundewul jën mais réew buy dunde jën comme Sénégal usine farine de poisson arrangé wul askan bi boog lay wax. waaw bala ngay jox mala muy lekk suñu ndax bala ngaa dundal mala. nga bàyyi sa ñu lekk askan dund. mënoon a sécurité alimentaire. te jën amul. ba pare nag tourné di jaay la nit ñi war a dundee te géej ga amul jën wax ji kay mooy naka la ñuy def ba gérer waat ressource bi pour mu dellusiwaat naka la ñuy def ba geler toute installation usine farine de poisson bu bees bu tegu ci yoon. wala ak affaire fi licence nekkoon ñu leeral ko. naka la ñuy def bépp bateau boo xam ne yaa ngi napp jën jox nañ la licence bu aju ci jënu kaw ndox yooyu. ñu xam ñan la. te ñu publier la liste des navires ñu xam kan moo am sañ-sañu napp ci géej ak kan moo amul sañ-sañu napp ci. Baadoolo monsieur le Baadoolo. yéen daal dafa mel daal ni ngeen di waxee daal bon ngi affaire napp gi daal lu luus rek moo si nekk xanaa Sénégal kañ nag. luus ma àggul ba foofu. Baadoolo man de du ma ne louche na. du ma ne non louche waaye en tout cas de toute façon li fi nekk daal tey na xel. waaw jàpp amul bàyyi affaire tey na li xel fi nekk daal tey na xel li ngay wax kañ nag moom. tey na xel nag moom. ay nu ko neex nit ay ki citoyen lañu ay citoyen ay citoyen ah Sénégal. voilà citoyen am ngeen droit wax. waaye citoyen non du ñuy wax yem ci de. gis nga ñun ñi nga gis dañu am droit yóbbu état ci fa mbax ne benn fa ñu yóbbu nguur yi wax naa la gis nga géej gii dafa am tribunal environnemental mënuñoo nungu. waaw yéen tribunal ba te du ngeen porté plainte mukk tribunal ba kañ jàgg na fi. mais Matar. Matar oui le problème. xam nga yow da nga wala dafa amul ay avocat non yow da ngay wax wala napp gi dafa amul avocat. non damay expliquer une affaire napp Sénégal da nga am avocat plaidoyer bi Sénégalais yi def moo sauvé plaidoyer pêche artisanale Afrique. ah ayu bokk. Matar puisque yéen ay say bés bu nekk. non damay expliquer rek Matar yàgg nañu. ba ñuy tàmbalee sa Ndar évolution bi am nii suñu yamamaayoon wala yaafut duñu egg seen nii. ah mais léegi affaire dafa gën a sànq kenn gisatul non jën. dafa am lu la bëgg a wax foofu nga dégg ko Matar gis nga dans une approche de corruption le mal est profond que laaj naa la fii wax naa la fii tànk ne la corruption c'est une danse à deux. tàngoor c'est de la tango te chaîne am dafay laxas lu bari noo mën a comprendre un ministère de la pêche qui n'a pas connaissance de ce qui se fait dans son département. ah mais ba agrément di ci am. ah politique la. mais boo ko déggee ñu xelit am xol dina ca métti xelaat du koy nungu. ah ministre bi kañ war na xam xanaa kañ dafa mënul wax. mais ah non mais je te dis que ministre. du moom si boppam wax nañ daal ni du kuma laaj rek dama lay wax. wala am naa fu ma rooxee. mais loo xam ne nga ñëpp dégg di. mais dans ce cadre de cette gestion là. kooku ñàkkul xam soo de. demee Gabon soo duggee Gabon bouton ngay bës xam léegi ñaata navire dugg ci biir. oui oui bien donc sûr. yow am loo xam. pourquoi ñu defal leen réseau des journalistes de la pêche c'est pour jox leen la bonne information. parce que on a une dimension des conventions qui nous permettent aujourd'hui d'user et d'abuser de ces pouvoirs. donc mu bëgg a wax ji leer aussi li am nii duñ ko toog di ko suuf dama ne yal na yàlla may ñu mu sedd parce que duñu nu ko ñu lay jëroon gi. ah tànk bi nag moom jeex na jàpp nga tëj bokk. waaw man li may tëjee rek mooy. appel yi ngay lancé puisque sànq yaa ngi doon wax ni conseil présidentiel ñoo ngi koy def Appel bi te may kenn lancé. woowu la alors que yaa ngi yow njiitu réseau nga ñu la doon wax waaw loolu kañ moom jaroon na sax seen réseau daal di bind directement président de la république. du man rek am na ak ñeneen ak ñeneen. waaw réseau yi rek ñi nga xam ne ñi ci nga xamante ne maanaam bu ñu fàtte ne suñu président son excellence monsieur Macky Sall dañ koy sant di ko gërëm bi mu ñu bàyyee xel déglu ñu ba wax pour ñu dem conseil présidentiel
joxe ay. mel na conseil bi nga bëgg yi xam joxe bañ ko waxee yàgg na. dafa mel ni sax li gars yi dañ ko ñuy soññee mooy que comme ni conseil yi fi jot a jàll de la jeunesse ak ñeneen ñun noonu lañ bëggee suñu ñu dem conseil mais nag ñu dem ko ci anam bu jaar yoon dem ko ci sans beddi kenn boole ñëpp. kenn mën si beddi kenn de seen taxawaay du dëgg rek beneen bi dañ ci see des bokk. man fi may wax mooy que usine farine de poisson yi fi jotoon a nekk nañu xool seen nekkin yi nga xamante ni bëgg nañu ubbi nañu gelé bépp installation bu bees beneen bi ci des mooy que. Gambie de ñoom ba leen bëggee jaaxal ñoom dañ songi usine ba. gaa yi yóbbu leen police ñu song police ba. beneen bi ci des. nañu yéen kay yéen a ragal rek. ragaluñu Matar. Gambie kay doon songi usine ba gaa yi fa. waaw mais noonu. Matar ñu fekk. Matar la woy li ngay wax ak la bokkul de. waaw. dafa am dañ ne woyu yi dëpp gaal ci. kenn du koy ci teeru kenn du ko way ci teeru. waaye tamit gaynde guy nelaw kenn du ko yee. mool kenn xamee ko woon yenn yi. waaye wax nga ko sànq sa biir yi wax ba Ndar yëngutoo. bu leer nañ boobu kañ mosu am sa politique demandé woon na fi war a wàcc ci terrain bi ñu bañ mais gis nga ba ñu génne def ay sorties au niveau local partout dama ne ñun askanu napp ku ñu xam ci yar nga ñu xam. dañ leen yar daal waaw. ci yar nga ñu xam. gaa yi di leen fontal si yar bi nag. nañu waxtaan ndax première guerre mondiale dafa am réglé wul dara deuxième guerre mondiale ñëw réglé wul dara troisième guerre war a am ñu toog sur table waxtaan. ñun nag bëgguñu yegg foofu ndax réew mi suñu réew la ñun ñëpp ko bokk nañu pencoo ni ko ciun di wax lu ne ñëpp lu ñëpp bokk lu ne ku ne ngi ci te waxtaan lu mu mënta defar xeex mënu ko defar tey pêche li fi am musu fi am presque bientôt 2 ans amul lenn loo xamante ne dox na fi pour mu dem ndax jàppal bàyyil loolu du ñoom ñoo ciy gañe mais du ñu nit ñoo ciy gañe. ñoom daan si gañe kat. ndax après am na yu nekk si suuf. waaw la ñu bëgg yëpp mënul nekk. am na yu nekk si suuf ndax am na lu ñu bëgg ko def mënul du mën a jàll. am na yu nekk ci suuf ñun daal li ñuy demandé mooy que nañ ñu publier la liste des navires ñu xam kan moo am sañ-sañu napp ci géeju Sénégal ak ku fi napp ñu xam ñaata bateau moo nekk ci suñu géej comme ni ñu xamee ñaata gaal moo nekk ci suñu réew. agent de pêche yi nañ ko yokk parce que tamit seen liggéey bari na te kenn ku ci nekk secteur boo dem benn nga fay fekk wala ñaar. voilà mbokk auditeurs yi ñu leen di gërëm ci seen teewaay ak déglu bi Moussa Mbengue bi intervenir woon également moom tam ñoo ngi koy gërëm ci intervention tey jii invité yi moo doon Mamadou Thioune secrétaire général société civile si pêche également dégg ngeen Diaba bi nga Diop bi nga xam ne moo jeexal léegi nekk moom tam présidente réseau ak yu demee noonu ak yooyu te lii nga xam ne mooy conseil bi nu bëgg woote moom mu nekk loo xam ni moom taxaw na ak ay garaatam waaye lu bëgg ko woon ni yow moom tey jii doo si bokk loolu nekk itam loo xam ne lu doy waar loolu nag fekk si ne la nga xam ne moom mooy petit pélagique yi ñu doon waxtaan te mu nekk lu am solo bu njëkk bi sax nu tudde woon ko la nga xam ne moo doon rënd baadoola bi te gox yi nga xam ni amul woon jën ñu leen fay fekk ba Kédougou feneen def naa déggoon ngeen jamono bi gaa Kédougou yi doon yuuxu di wax tey jii ñoom dañu gisatul dara côté Matam ak boor boo mën ci jàpp rek daan na fa dugg tey jii nag mu nekk loo xam ne moom dafa jaaxal sax Sénégal bi nekk Dakar ndax moom du ko bëggee laal du ñoqatiwul ay xaalis yu mag a mag a mag doo defu nànk du ko mën am loolu yëpp nekk loo xam ne tey jii dafa doy waar si pêche bi nga xam ne itam wàllu transparence ñi nga xam ne ñooy experts yi démontré nañ bu baax a baax ñàkk transparence bi fi nekk ba loolu waral ay saxaar yoo xam ne bitim réew nañuy jógee di agsi di dugg si di toj sax géej gi di delluwaat si te dara du leen si fekk loolu moo doon tey jii mënul waxtaan bi ñu leen dox daje incha allah beneen yoon di nekk en attendant conseil bi nga xam ni présidentiel war nañ ko taxawal te ba tey jii taxawatul mu mel ne sax dañ ko xaw fàtte waaye ñu koy fàttali rek ministère de la pêche ki ñu yóbbante dank bi président de la république mu farlu si bu baax a baax jëm élection taxul ñu war fàtte yu demee noonu di gërëm ñëpp Assane Thioune moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi di leen jox daje incha allah beneen àllarba jërëjëf.